ànd ci ak Fatou Kiné Deme. Fatou Kiné nuyu naa la. di la fay bu baax a baax Aram Touré xibaar yi ni nga ko waxee la ci gën a fës gannaaw bàkk bi lay doon. jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi la ca gën a fës Pape Alioune Fall nag tëj nañu ko giiru dundam la ñu ko doon jiiñ mooma jéem a sàkku sottiwul mu rey muy gënu gi jigéen kooku nag ci diwaanu Tambacounda di Binta Camara du moom képp am na yeneen juróom yoo xamante ne tamit tëj nañu leen seen giiru dund muy ñooñu nag faatoon commandant Tamsir Sané ba woon ca Koumpentoum beneen ponk ci biir xibaar yi dem bi ak dikk bi nag dana gën a yomb ci VDN bi ndax autoroute pont Saint-Lazare daloo nañu ko niki tey nag waaye jëfandiku yi ak dawalkat yi am ci lool mbégte bu loolu weesoo sax ñu ne nag ak taar la ci Ndakaaru Sénégal nag ndeeteel gi ñeel mbas mi ma ngay gën di yokku am na juróom yu faatoo ci lim bi fi mu ne mi ngi ci téeméer ak ñaar fukk ak benn doomu aadama yoo xamante ne ñàkk nañu seen bakkan ci mbas mi fanweer ak juróom benn ñu ngi ci guddi gu bët setagul bisub tey ji nag lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo am mbas mi cas communautaire yi dikkateeg doole fi mu ne mi ngi ci fanweer ak ñett du des wàllu mbas mi ba tey dinañ wax it ci mandarga yi nga xamante ne boobu ba tey moom la ñu ko xàmmee woon muy ñàkk yëg xet gi ñàkk cafka gi mu mel ni am na yeneen i mandarga yi ñuy xàmmee mbas mi professeur Moussa Seydi di ngeen ko dégg ci biir xibaar yi mbokk yi ponk yaa ngi ni bu ngeen taaxeerloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi xibaar yi nag dañu koy doore rek ak directeur bu King Fahd Palace nag indi na leeral ci kaddu yi nga xamante ne démb liggéeykat yi ñi ngi ko doon yëkkati gis ngeen ko muy kaddu yi ñaxtu di sàkku nag ci kilifa yi daal ñu gestuwaat kër googeek na muy doxee ñu ne dëppoowul ak yoon chômage technique bi nga xamante ne dañ leen caa bëgg a yóbbu ñoom nag wala sax teg ci dàq leen ñu ne moom loolu duñu ko seetaan muy ñëw tey ki jiite kër ga nag indi na ci leeral wax yooyu nag ni mu ko jàppee mooy waxi kese la dara teguwu ci yoon te chômage technique la ñu wax du caagante ne dañ leen di dàq ndax mësuñoo nas loolu te kër ga nag mësta am ay jafe-jafe ci wàllug koppar ba ñuy sàkku ab audit Pierre Mbow ñu teewlu ko moom mooy directeur bu King Fahd Palace ci micro Mohamed Samb. xam nga boo yoree société bu toll ni King Fahd Palace am na lenn lu nga war a def maanaam teg lépp ci lu ñuy wax lu tubaab di wax méritocratie voilà am nañu ab direction bu fi nekk buy saytu yooyu yëpp auditer société bi les corps compétents de l'État ñu ngi auditer société bi dañu wax lu leen neex parce que boobu léegi ba nga xam ne même pandémie déclaré nañu ko ba bés ni ki tey kenn mënu fi wax ku ñu fi dàq employé yu nga xam ne ñoom la ñu retenir pour ñu toppatoo suñu clients yi nekk fii te ma wax leen yem nañu presque ci 124 ñooñu fay nañu leen 100% ci seen salaire donc am na tam lu ma ci bëggoon a wax man mii di wax ak yéen di directeur King Fahd Palace man maa ngi ci 70% ci sama salaire mais du man rek. waxoon nañ ko sànq ci ndoxteelu xibaar yi muy Pape Alioune Fall nag la ñu ko doon jiiñ mooma tëj nañu ko giiru dundam moom nga xamante ne nañ moo doon nag jéem a sàkku Binta Camara sottiwul mu faat ko muy xale bu jigéen ba woon ca diwaanu Tambacounda atte ba nag daanu na giiru dundam la ñu ko tëj du moom képp am na yeneen i juróom yoo xamante ne ñoom it tëj nañu leen seen giiru dund muy ñooñu nag ñu tuumaaloon ci faatu commandant Tamsir Sané bokk na ci Idrissa Sow moom
moomu ñu doon woowee pël bu rafet Keke Roba Ba Doudou Ba kañu naan Moussa Diaw ak Sidi Diallo Paate Ba nag moom lañu ko toppee rek mooy jënd alalu sàcc ki ñuy wax Khoureyssi Ba jàppale ni moom it yorub ngànnaay daal moo taxoon moom ñu daal di koy rek kon tëj juróom benn weer yoo xamante ni du ko tëdd boole kook alamaanuk fukki junni dem bi ak dikk bi nag dana gën a yomb ci VDN bi ndax auto pont Saint-Lazare daloo nañu ko tey ci suba nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy dawalkat yi ak waaye jëfandiku yi nag am mbégte lool ci wàllu woowee ndax jàpp nañ loolu dafay tax rek embouteillage yu ñu daan nemmeekook yooyu dafay daal di jeex ci VDN bi bu loolu weesoo sax ñu jàpp ni ak taar la ci Ndakaaru Mohamed Samb ak Amadou Ba. ci jamono bi nga xamante ni si ubbi nañu ko autopont bu Saint-Lazare nekk na loo xamante ni mun na wàññi embouteillage bi fii ci VDN bi liggéey bi nag nekk loo xamante ni si dafay gën a yëwanal li nga xamante ni moo di aalam gi fii ci Ndakaaru. gis ngeen déjà embouteillage yi nekk sunu ginnaaw ni nga xam ne embouteillage yooyu noonu la tare donc pont yi dafay tax embouteillage yooyu ñu xam dafay wàññeeku bu baax a baax nga xam ne boo dem beeg dikk bi dafay gën a jàppandal mais aussi dafay yokk sécurité voisin yi parce que fu am ay embouteillage mooy am na pollution bu bari donc de vie bi aussi dafay détérioré wu. bu dee nag ci wàllu woy jëfandiku tali bi ñoom nag li ñu xamle rek moo di ñu ngi rafetlu liggéey bi bu ñu sukkandikoo ci sénégalais bi lii nag dafay nekk loo xamante ni si dafay gën a taaral Ndakaaru. dina facilité lu bëri en termes de mobilité, c'est-à-dire que nit ñi di déplacé wu dina facilité lu bëri ñun ci côté bi laa dëkk mais gis naa ne travaux yi taxawul te puis ay jàmbaar lañ et en perspective des Jeux olympiques de Dakar 2022 dina facilité lu bëri encore donc en tout cas félicitations la Géroute félicitations ñi nga xamante ñoo doon liggéey fii et bravo encore. jëwriñ ji nga xamante ni si moom la ñu dénk wàllu dem beeg dikk gi ci kaw suuf gi moom nag mu ngi xamle ni rek am na yeneen i pont yoo xamante ni daañu ko amal fii ci Ndakaaru fu ca mel ne ca Lobat Fall ak ci Kër Massar. mën naa si lim déjà Carrefour Lobat Fall bi nga xam ne incha allah bientôt dinañ commencer ouvrage yi mën naa si lim aussi Carrefour Kër Massar nga xam ne Kër Massar ku nekk gis na déjà embouteillage aussi foofu ni muy mel mais aussi ci Bourguiba bi am nañu lu mu tuuti ñetti ouvrage yoo xam ne dinañ ko def ci avenue Bourguiba ak yeneen ouvrage yoo xam ne ñu ngi koy def ci biir Ndakaaru fu mel ni Cambérène fu mel ni aussi rond-point JVC et cetera donc vraiment Carrefour yi gën a am solo si Dakar autopont yu mel nii lañ fay def. fexe rek ba yëwana li nga xamante ni moo di dem beeg dikk bi fii ci VDN bi loole nag nekk na loo xamante ni si jamono ji dina mun a nekk ak autopont bi di Saint-Lazare liggéey bi nag nekk lu méngoog jamono ndax bokk na ci loolee fukki junni ak juróom-benn ci ay mètre carré yoo xamante ni si jagleen nañu ko ci wàllu goo xamante ni daañ ci mun a tàggat yaram. jëwriñ jooju ñu dénk wàllu dem bi ak dikk bi ma nga woon foofu ni ngeen ko gisee muy Oumar Youm àdduna nag ci leneen muy rek kon wàllug xar yeeg tabaski ji ñu dëkkmal ma ngay dalal xel yi nag lu soxal wàllu dem bi ak dikk bi tamit daanu ko yombal ba fépp fu xar war a yegg ci réew ma dana fa yegg ñu teewlu ko ba tey ci micro Mohamed Samb. waaw xar yi moom vraiment du am benn problème incha allah parce que ministre de l'élevage ak ñun ñi ñu ngi suivre question yooyu jàpp nañu ne marché mouton yi moom bu soobee yàlla dinañ ko approvisionner bu baax parce que simplement Sénégal xam ngeen ko Mali ak Mauritanie presque ñoom ñooy nekk les pays yi nga xam ne ñoom la ñuy seqal ci wàllu woowu incha allah dañu am ay relations yu am solo ñun ak ñaari pays yooyu bu soobee yàlla même bu dee frontières terrestres yi ubbiwuñu ko mun nañu am ay accords bilatéraux pour que mouton yi mun a jàll ci frontière bi sans problème Sénégal marché bi ñu approvisionné ko bu baax a baax. mbas mi nag ndeeteel gi moom ma ngay gën di yokk juróom ñàkkati nañu seen bakkan lim bi nag toll ci téeméer ak ñaar fukk ak benn doomu aadama yoo xamante ne faatu nañu ci jàngoroy mbas mi tey nag Sénégal am na lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti cas la ñu wàññi ci rek junni test yoo xamante ne def nañu ko yu tegal téeméer ak juróom benn fukk loolu nag mooy rek kon seetlu gi waaye leneen la ñu jàppit ci mbas mi mooy am na ci fanweer ak juróom-benn yoo xamante ne ñi ngi ci guddi gu bët setagul muy ay cas grave juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ay jege lañu cas communautaire yooyu nag dikkateeg doole fanweer ak ñett la ñu wàññi tey bisub tey ji ba tey juróom fukk ak ñeent ci aji tawat googu nag wér nañu ñu des ba tey ci jàngoro ji waxit ci mandarga yi nga xamante ne boobu ba tey moom la ñu ko xàmmee woon muy ñàkk yëkk rek li nga xamante ne nii moom mooy xet wala boog cafka waaye dafa mel ni am na yeneen i signes yoo xamante ne dinañ ko ràññee jàngoroy mbas mi leneen li yeesit ci jàngoro ji mooy matuwaay yi nga xamante ni moom la kilifa yi jël te muy képp koo xamante ne nii dangaa feebarati te sonnoo lool ñu mën laa fekk sa kër faj la ba ci wàññi test yi anam yu ñu koy defee Aminata Mbaxe Sow
ñeenti weer ginnaaw bi mbas mi tàmbalee fii ci Sénégal ñi ŋànk wàllu paj mi fii ci Sénégal jàpp ne war nañu amalaat yeneen doxalin yu bees ngir mën a adapté wu loolee nag bokk na ci doxalin yu bees yooyu le moo ñu gën a taxawu prise en charge à domicile bi le waaye tamit test yi ñu gën ko réserver personnes vulnérables ak ñi nga xam ni dañoo symptomatique. ñi ngi doon wax ni test yi bu njëkk dañ doon testé ñëpp contact yi isolé leen test mais léegi dañuy changé doxalin. léegi décidé nañ ñi dañuy testé ñi nga xamante ni am nañ ay symptômes ñooñu rek la ñuy testé ñi nga xamante ni contact la ñu woon dootuñu leen testé wala dinañu seppi ñi nga xam ni contact lañu ba pare ñu vulnérable mooy am nañu feebar bu fi nekk boo xamante bu leen feebar bi daloon gravité mun na am ñooñu rek la ñuy testé. bu weesoo pàcc moomule kii di professeur Moussa Seydi moom ñëw na ci observation yi nga xam ne jot na ko def ci lu toll ci ñetti téeméer ak fanweer ak ñetti patient ñi gën a bëri ci ñooñu nag weesu nañu fukki at ak ñaar mu jàpp ne traitement hydroxychloroquine ak azithromycine ba léegi moom lay jëfandikoo te mu ngi ci am ay résultats. Les résultats que nous avons obtenus. résultats yi ñu nemmeeku ci jëfandikoo hydroxychloroquine ak azithromycine dañu gën a firnde li ñu ci njortoon ak li lim gi yokk. davantage confirmé avec cette série plus importante. leneen lu bees li professeur Seydi nemmeeku mooy ay signes yu bees yu bokkut ak benn yoon yi ñu doon wax ne ñooy joxe lii di Covid-19 mooy maanaam dafay am ay patients yoo xam ni dañuy ñàkk appétit wala sax dootuñu yëg dara duñu sentir dara ci seeni bakkan. Ces signes sont évocateurs de Covid-19. signes yi doon na ay mandarga feebaru coronavirus du ma ni feebar bi rek la ñuy firnde ndax mën nañ ko gis ci grippe wala yeneen feebar waaye ci téeméer yoo jël yu ko doon jàmbat juróom fukk yi ba ñu leen testé ndeke dañoo amee woon virus bi. Quand ils sont testés au Covid-19 s'avèrent véritablement être infectés par le virus SARS-CoV-2. Sénégal nekk ci taxawaay bu bees ci xeexum Covid-19 bi fii ci Sénégal bokk na ci frontière aérienne yi nga xam ne ubbi nañ ko ci noone tamit Sénégal jàpp ne ñi nga xam ni dañuy jóge bitim réew di dugg fii ci Sénégal dañu war a amal seen test balaa ñu dugg si fii ndaxte jàpp nañ ne nit ñi bu ñu bëree duñu mën a def test yëpp fële ci aéroport international Blaise Diagne. Aminata Mbaare Sow ñu ngi doon wax rek ndeeteel gi ñeel mbas mi waaye tamit ndeeteelu jigéen ñi mi ngi lëmbee ci réewum Sénégal rawatina ak ca Podor féete ci bëj gànnaaru réew mi bari na lool li fa soxna yi di jànkonteel ay jafe-jafe mu ñu bëggee mucc ñu ca bari seeni bakkan dana ca des ba tax na benn mbootaay fopp boo xamante ni xeexal jigéen ñi ak dimbali leen moo ko tax a jóg moo fa yegg nag ba jagleel leen benn ambulance lépp rek ngir mën a xeex kon ndeeteel googu ci kaw loolu it ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu gestu Podor bu baax a baax. Salimata Sow moom mooy secrétaire général bu ñu teewlu ko ak Ousseynou Diop. Podor déjà léegi dañu am feebar bi nga xam ne bii moom mu ngi laal na àddina bi yëpp dégg nga léegi mu ne nag léegi ambulance bi moom lay njëkk a indi mooy priorité Podor pour malade yi nga xam ne dañu nekk fii ci Podor ñu mën ci bénéficier wu ku feebar ñu mën a def ci ambulance bi yóbbu la nga faju ji dégg nga xam ne di nga am faj ci biir ambulance bi balaa nga egg sax fi nga jëm. dégg nga loolu moo tax mu vraiment mu indi ambulance bi fii ci Podor district Podor pour population Podor bi ak surtout jigéen ñi nga xam ne ñi bu ñuy matoo duñu am lu leen yóbbu léeg-léeg ay charrette la ñuy yéeg léeg-léeg aussi ci ay gaal dañuy dugg te loolu ñëpp xam nañu ne loolu baaxul ci ñoom parce que dañuy bari ay décès dañuy bari ay problème am nañu ci gaañu. dégg nga doonte loolu moom nee na loolu moom vraiment dañ ko war a éradiquer dafa war a dañ ci Sénégal yëpp dañ aussi surtout fii ci district Podor donc mooy ndimbal bi nga xam ne bi njëkk nañ ko indi teg ko seen loxo. gannaaw Podor diwaanu Tambacounda ak puune ya nekk foofu nag puune ya sonn lool ci jamono ji ñuy wax ak yéen yemook tàngaay wi nag mu tar fa lool amul kenn ku leen jàppali kilifa yi gestu wuñu leen loolee la ñu xam ne tey nag ña nga yuuxu bëgg nag ku leen dégg seen yuuxu boobu ña nga ca ànd ak Badara Tine moom mi nekk coordonnateur bu RADDHO ñu teewlu Fatoumata Soumaré moom mooy secrétaire général bu puune ya ca diwaanu Tambacounda ak Moussa Oumar Gueye. ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk fii ci région Tamba ku ñu gën a sonn ci albinos yi ku ñu gën a sonn amul dangay nekk ci 45 degré Tamba li muy tàng day tàng jër que ce soit saison des pluies que ce soit saison sèche doo am jàmm léegi nag yow nga dëkk ak coono boobu teg ci autorité yi mënuñu laa toppatoo luñ la war a jox duñ la ko jox yow duñ la dimbali duñ la subventionné duñ la defal dara bàyyi la ci sa tàngoor ak sa coono ak lépp ñu ne la demal ñun yoraluñ la dara duñ la dimbali ci dara.
jafe-jafe yi ñuy jànkonteel bari na trop parce que xale yi comme di nga gis xale boo xamante ne dina jàng ba yegg benn niveau bi ay C2 CM2 day mujjee abandonné njàngam lu tax muy abandonné njàngam parce que gis-gisam baaxul da ngay ñëw ci biir classe bi ñu placé la foo xamante ni dafa sori yow doo gis lu nekk ci tableau bi boo interpellé maître bi nga ne ko monsieur man du ma gis li ñu bind ci tableau bi lan la lay wax ah yow seetal noo ko gérer ak élèves yi. ak stigmatisation bi nga xamante ne moom lay vivre ci biir école bi loolu ci kii bi la ci problème yi la en plus tàngoor ji aussi ci problème bi la ndax tàngoor ji booy exposé wu ci naaj bi te amoo crème solaire yi boo moytuwul da ngay am cancer de la peau ngay am te loolu noonu boo ko amee fii biir Sénégal boo moytuwul dee moo ci topp léegi nag yow diggante boo xalaatee diggante dund ak dee lan nga ciy jël dund ngay jël. charte boobu ñu jagleel waaye laago yi ba ci carte d'égalité des chances yi mu mel ni daal yi fi daal turwee ëpp kon jëf ji ndax ba nëga ni dafa mel ni daal ña war a jot ci carte yëpp jotuñu ci ki ko xamle nag di directrice générale bu action sociale moom nag nee na yeneen i ministère maanaam yeneen i njëwriñ ñoom ñoo dese ci liggéey bi kon jaadu na tey daal ñëpp daal di sóobuwaat ci mbir mi waaye lu soxal carte yooyu nag lañ ca jot a séddale daal ëpp na fukki junni di dem Ibrahima Diamé ak Fally Gueye. Président joxe woon na instruction ci benn conseil des ministres bu 14 juillet de l'année 2019 pour que ñu accélérer mécanisme yi nekk ci loi bi mais booy xool service yooyu nga xam ne mu nekk sorti carte bi wala ci loi bi du ministère de la santé ak action sociale kese moo ko yore dafa am ministère ak yeneen yu nga xam ne tamit dañuy lëkkaloo ak ñoom muy notamment ministère du développement communautaire muy ministère de l'éducation ministère de la famille ministère yu bëri yu nga xam ne dañ leen di xaar ci effectivité loi bi effectivité aussi service yi nga xam ne ñoom la ñu adossé ci carte bi donc loolu bu ñu defee atelier boobu tamit am na ay mesures yu nga xam ne jëloon nañ ko ñu ngi koy topp ñu ngi koy suivre parce que ñi nga xam ne war nañu rendre effectif yenn service ñu yegg ba Pout ca kanamu gendarmerie bi nag di brigade ba bari woon na lool ay doomu aadama yu fa teewoon ñu ci bari nag di ñuy yëngu rek ci mbayum légume mi di ñaxtu foofee nag ñoom toogaay ñaxtu sax la ñu amal ci kanamu brigade boobu ndax ay suuf yoo xamante ne nee nañ dañu koo saax-saaxee te ñooy borom ñu jël nag jébbal ab promoteur boo xamante ne xamuñu fu mu féete loolu nag bu ñu xoolee sax toll na ci juróomi téeméeri hectare ak juróom-ñaar fukk ñu ne nag ñoom loolu duñu ko seetaan daal muy seddee noonu Cheikh Anta Diop ak Sey Latir. ay baykatu dër fekk baax fii ci diggante Jandeer Kër Moussa jàpp Pout ñoo feesoon dell tey jii fii ci buntu gendarmerie bu Pout ñenn ci ñoom de lañu teg loxo doon leen enquête ginnaaw bi ñu taxawee ne nag benn promoteur moom moo dikk fii ñuy bayee ne nag moom 570 hectares yi loolee la baykat yi bañ ba tëdd ci naaj wi. gis nañu li nga xam ne mooy seen ñu teraanga ñu doon ci dund fekk suñuy baay ak suñuy maam doon ci dund tey moom la benn waay ñëw nee na daf ci am 570 hectares 570 hectares yi waxuma sax tool yi waaye dëkk yi leen environ yi leen jigee yëpp dinañ ko ci boole waale bu soobee Yàlla tool yi mënuñu ko jox kenn parce que nii lañ fekkoon suñuy maam ak suñuy baay nekk ci kon nag am na loo xamante ni bi ñun duñ ko man duñ ko nangu. baykat yi nee nañ seen suufu maam la ndaxte ay at a ngi nii ñu ci bay waaye gar nañ ci seen bakkan kenn du leen xoxatal ba ñu dellu ginnaaw. ku fi jige dina la attaqué. mais mënuñoo bàyyi suñuy métier ñii ay chauffeur lañu ñii ay maçon lañu ñii nit ku fa amul métier amul. ñëw léegi transport bi yàqu na ñun ñëpp ñu daw néew di bari suuf si di ci gis suñu bopp ñu xëy a xëy ni leen di ngeen bàyyi loolu parce que un nommé Mamadou Dia moo ko moom loolu mënuñu koo nangu. xoolal poto yi ngeen gis fii la courant bi ëpp na 500 millions loo xam ne lépp étudiants ñii fii nii am na étudiants yoo xam ne am nañ sax licence mais ñëpp dañ ko fay bàyyi ñëw fii ci àll bi lii sunu dund la buñ ko jëlee moo ko rey ñu benn la parce que ci la ñu dund. géomètre bi ñu ñëwee noonu natt tool yi ñoom ndaw yi dafa am matériel yoo xamante ne dañ koo yàqoon ba tax promoteur bi amaloon benn plainte ñu indi leen fii ci gendarmerie bu Pout. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Cheikh Anta Diop mbënn mi nag ak nawet bi ca Kaffrine meeruk diwaan ba nag ma nga yëy yàbbi rek ci yorinu mbënn mi ci gis-gisam nag mooy politique dafa lalu ci suuf Abdoulaye Wilane di sàkku rek ci ONAS daal mu yëraat kon canalisation yooyu bu weesoo loolu tamit ma ngay sàkku daal ci askan wi ñu xalaataat mbébét bi nga xamante ni nguurug Sénégal am na ko te muy toxal leen ci foofee ñu dëkkee mu nekk rek ay zone yoo xamante ne mbënn ma daf leen a la jël Abdoulaye Wilane maire bu Kaffrine ñu teewlu ko ak Omar Ndiaye. waaw inondation yi ku ne xam na ne lu lay dal ñaar fukki at faaw nga wut ci pexe li mu laaj
depuis 2012 bi ma nekkee maire ba léegi ne maa ngi ci taxaw waaye depuis 2012 bi ma ànd ak président Macky Sall di ko jàppale am na ay diggé ay nisër yoo xam ne nii moo woote moom wax ko santaane gouvernement am wala lii sax ñu nattoon ko ci programme gouvernement bi waaye lu ci bëri bu yéexee mbiru politique politicienne mbiru parparloo mbiru nëxal xel daf ci dugg ndax bëggoon na fi tabax 200 maisons bon loolu xamul lu ko daa fànq ba nëgëni toxal ñi nga xam dañu nekkoon ci bérébu inondation yi waaye itam ñooñu itam ña dëkk ci lieu yi inondé politiciens yi nekk ci dëkk bi am na ci ñu ñëw ruux leen teg leen musiba ndax xañ nañ leen seen yelleef ak seen àq ak seen njëriñ entreprise bi nga xam ne moo war a defar canalisation bi ak station de pompage bi yéex naa defar liggéey bi normalement juin bi waroon na fekk mu pare waaye mel na ni ñoom dañoo ñàkk xaalis ba amuñu pexe loolu mu nekkoon maire bu Kaffrine Abdoulaye Wilane mbokk yi foofu la ñuy tàggatoo ak yéen ci xibaaru maraxi sant leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar